salaamaaleykum mbokk yi ñuy topp ci Ndindy Actu TV ñi ngi leen di ziar bu baax a baax di am mbégte dellu seetu yéen ci seen émission bi ñuy tuddee ganuk bés bi ganuk bés bi nag tey dañu ñëw seet si benn jeune mën naa ko tuddee ndax jeune la ba léegi mu di monsieur Gallo Tall bu parti démocratique sénégalais Gallo mën nañ ni démocrate la waaye nag waddis la moom daal Ablaye Wade la ni dal rek te koo bàyyi mu nekk nag koo xam ni Sénégal miin na ko donc à travers les médias ak ay activités yi nga xam ne mi ngi koy def am na jaar-jaar boo xam ne jaar na ci donc dinañ ci dellu si incha allah en cours d'émission di ziar ñëpp bu baax a baax salaamun minallahi aleykum Gallo maa ngi lay ziar Tall. jërëjëf jàmbaar maa ngi lay ziar di la nuyu di la wax nga dal ak jàmm. di kontaan ci seen ñëw. sama xel mi dem ci Fallou Bousso Sëriñ Fallou ma xam seen télé bi tudd Ndindy. ku ko dégg sa xel dem Sëriñ Fallou. donc di ñaanal ki fi nekkal Sëriñ Touba muy Sëriñ Mountakha mu yàgg fi waaye it man comme li may wax rek nii ma yoonu murid moom garab laa ko jàppee. garab goo xam ne man branche bi ma ci bokk Daaru Musi la waaye xob bi ma ci bokk nag kër Serigne Kosso Assuloo la fa lay jaar ziare sama Serigne Kara Kosso Assuloo di ko ñaanal yàlla mu yàgg fi taalibe yi yàgg fi ak ñi moom te ñu yàgg wéy ci ndigalam donc di gërëm sama parti démocratique sénégalais di leen nuyu di nuyu mbooleemu sénégalais yi di ñaan yàlla nag li nga xam ne que dombal dinañ ci waxtaane muy mbas mi am yàlla génnal ñu ko ci réew mi te am nañ ci yaakaar nag ndax nee naa bi ñu commencé julliwaat ba léegi yenn saa yi nga dégg imam bu tari Faatiha ba jeexal amin ya ngay dégg ñàkkul bu ci sunu borom nangu te it loolu mën na fexe jàmm amaat ci réew mi kon mi ngi noonu ziar baa ngi noonu kon monsieur Tall alors ñu am mbégte nag tey dalal la ndax yow da nga bokk ci ñi nga xam ni dañuy représenter le Sénégal dignement que ce soit au niveau national qu'à l'international ndax léeg-léeg ñu gis la nga ni diis dem ba France xaw ma nag ay vacances la xaw ma lu mu doon waaye de toute façon dinañ ci ñëw incha allah ñu am mbégte lool wax dëgg yàlla di ziar waa Daaru di ci nga xam ni sëñ Abdourahmane moom suñu xarit la di ko sëñ Abdourahmane Mbacké di ko ziar bu baax a baax. Gallo Sénégal 2020 am loo xam ni wax dëgg yàlla moo ñu dab ci bi at mi tàmbali defe naa mois de mars la fi mbas mi yegg si fii Sénégal. boobu ba léegi nag nit ñi ñu ngi dund ci ay situation yoo xam ni que yu difficile la yow am nga ci lecture boo ci am bu ci kanamee dina ci ñëw waaye dama bëgg dans un premier temps ñu dugg ci actualité bi nga xam ni moo xew ci jamono jii nii te mu am rapport ak li nga xam ni moo di Covid-19 bi alors ay manifestation yoo xam ni dëkk bi nga tudd léegi muy dëkk bu sell ba Touba dafa am ay nit ñoo xam dañu jóg ne ñoom dañu sonn ci couvre-feu bi alors yow nag comme analyste nga nekk tamit koo xam ne yàgg nga dund ci politique Sénégal nan nga jàngatee situation boobu noonu. waaw di déplorer benn situation bi am ci ay regret di jox raison ñenn ñi mais nag di wax ni y a un responsable dans tout ça. soo jëlee ni responsable bu mag bi c'est la maladie corona comme ni ñu ko waxee waaye nañ ko bàyyi comme ni ko sëñ Mountakha waxee ni jaamu sunu borom bi la di ñëw di def liggéeyam maa ngi ciy jaare nag di wax sama mbokk waa Touba yi ni leen gis nañ li ñu def démb waaye nit murit ndigal ñu ngi leen di ñaan ñu yemale ko foofu ndax lan soo gisee ma wax loolu man sama xol dafay xaw a tooy ci sëriñ bi jóg waxtu woowu di dalal taalibe yi te dama seetlu ne fan yii yëpp lu xew rek ñu yëkkati sëriñ bi te jàpp naa ni sakkanal sëñ Mountakha war nañu fexe ba sëñ Mountakha kenn du ko dégg ci saa soo amee war nañu kon ñun taalibe yi nan fexe nag lu ñu métti ñu jéem a am maîtrise surtout ci réew mu dëkk bu sell ba ci Touba ñu am maîtrise xool naka la ñuy doxal noo xam ne si que sëriñ bi dina ci mën a bañ a yegg fenn fi jar na sax def ay délégation dem ba ci sëriñ bi wax ak moom ni ko sëriñ bi kat situation bi fii la toll situation bi nag métti na métti goo xam ne que muy Touba muy feneen ci réew mi am na ñoo xam ne si que seen dundin actuellement yaakaaroon dinañ ko dund ci kaw suuf ndax méttiwaay donc ni leen nguur gi war a taxawuñu leen ko ndimbal bi ngay dégg yegg siwul donc loolu moo tax xam naa nit ñi seen xol futtu ñu génn def lu ñu defoon démb waaye nag lépp lu mënti def ñu nekk ci dëgg ñaan ci nekk dëgg nan am fu ñu xool mooy lan mooy Serigne Touba fu ñu xool mooy lan mooy Serigne Mountakha mi nga xam ne que lu baax lu ne kenn du ko ci jiitu la preuve li tax ñuy coow nii kan moo njëkk a yëkkati ay millions def ko ci moom tey Touba nan nangu ne titre foncier la nangu ne lu fa am lu bari
Touba ca kanam a ko fa def wala taalibe Serigne Touba yi def ko. kon ñu moytu yàq bu bari bi. ñu moytu yenn yi nga xam ne que day tax xolu Serigne bi jóg. parce que xolu Serigne bi jóg jiguñu. donc encore une fois daal mbokk taalibe yi on comprend. comprendre nañ ni. ñu leen war a taxawee taxawuñ leen ko. metti na. waaye nag nañ xam ni képp koo yaakaar ci àdduna yaakaar gu mënti doon yaakaar bi ñu yaakaar Serigne Touba moo ko ëpp. donc ñuy dellu di yaakaar ci Serigne Touba di dégg ndigali Serigne Touba te teg lépp ci suuf may Serigne bi. li mu wax démb leer na mu xool xam lu waral lii te yàlla xam ne ni soxla bu dugg ci nopp Serigne Touba rek lew kon daal nan jàppe noonu ba ci kanam ci kàttanu yàlla. macha allah Gallo donc li nga tijjee am na solo donc je pense que le message est bien reçu donc voilà kon sëñ bi moom ñuy ñaan yàlla rek mu yàgg fi lool te ànd ak wér. alors toujours ci aspect boobu mu di Covid 19 dafa am nag nu mu dikkee Sénégal noo xam ni ca tàmbali ba nit ñi dañu yaakaaroon ni xëy na du def yenn dégâts yi mais lu ñuy gën a dem ñu gis ni que vraiment cas yi ñi ngi gën a yokku. surtout ay cas communautaires yi nga xam ne ñi dañu naan xamuñu fu ñu leen ko wàllee et tout ay cas contact xam nga tëj nañu frontières yi. alors ñu seetlu jamono yee passé ba président bi génnee dafa xaw a def lu mel ne allègement par rapport ak li nga xam ne moo di état d'urgence beeg yooyu. alors yow techniquement nan nga jàngatee sorti président Macky Sall boobu déjà def ba pare def allègement au moment où cas yi ñu ngi yokku. waaw di wax rek ni départ bi moom dafa déclarer guerre koo xam ne si moo la ëpp munition. le président a déclaré la guerre à la maladie te maladie bee ko ëpp munition. su ma waxee loolu mooy lan ndekete maladie bee ko ëpp doole. ñun bi moment bi ñuy déclaré la guerre maladie je crois que ni li ñu waroon a jël comme précaution bu ñu ko jëloon xëy na duñu yegg fii. donc bu fekkee ni defuñu ko mu am gestion boo xam ne si que nag très sincèrement ça laisse à désirer bu dëgg di dëgg. bon dëgg la les partis politiques lu ci mel ni sama parti ca dëgg-dëgg intérêt Sénégal moo leen gënal seen intérêt bopp. donc ku ne xam ne nous sommes des opposants à Macky Sall mais bi nga xamee ne que intérêt réew mi moo taxaw le président utilisait ce grand mot ce gros mot qui est la guerre déclarer la guerre à la maladie ñun nag lii suñu war ñun opposition ñu wane nag ni Sénégal ca dëgg-dëgg ñun ñëpp ñoo ko bokk bu fekkee ne am na lu fi ñëw di waru président tàllal loxoom ñun ñëpp nag war nañoo jël lépp teg ci suuf jàppale ko ci loolu moo waral loi d'habilitation bi nga xam ne que amoon na suñu parti ak yeneen parti yëpp àndoon ci bàyyeeg le président les prérogatives mais aussi prérogatives yoo ànd ak yoo bàyyeeg président da ngay jàpp ni li nga bëgg li ñor askan bi noonu la ko war a doxee parce que la preuve ku ne xam ne ni suñu représentant yi nga xam ne que ñu ngi ci force Covid 19 bi seen taxawaay yan fa taxawee ku mel ni le député Toussaint Manga ñu ngi koy rafetlu mais li waral loolu mooy yaakaar bi ñu amoon ci président ba bàyyi ko lépp jox ko lenge yi defal ko loi d'habilitation jàppoon na ni gestion bi du am problème ñëw gestion bi commencé am problème ci wàllu ceeb bi gestion bi commencé am ci wàllu transport ceeb bi donc mu doon quoi yoo xam ne que scandale yoo xam ne si que séntu woon nañ ko ci beneen contexte bu dul contexte boo xam ne que dafa war a fekk ñu bokk ndey bokk baay ñu jàppoo pour que li xew Sénégal génn mais suñu demee ba nga xam ne que le malheur national mooy servir à certains ñuy assoupir seen intérêt ça veut dire que ça devient grave donc loolu moo tax képp kuy patriote ni nga war a taxawee nga ngori wax nga ni nga war a waxee mais période bi ñu toll aussi dafa am fu ñu toll foo xam ne si dañuy war a bàyyi xel feebar bi tuuti bàyyi ko xel tuuti li ñu war a régler nag dinañ ko régler te bis bu ñu koy régler dana fekk feebar bi jóg fi donc loolu la moo tax parti politique yu bari doole leen gis ñuy wax ni parce que lépp lu fi am rek ce sont des choses à noter lépp lu fi am loo xam ne si ëllëg si biir dinañ ko laaj compte kan Macky Sall mais dama jàpp ni Macky ci cadre bi dama jàpp ni Macky ci contexte bi réer na c'est ça la réalité en fait sànq da nga junj lu mel ni scandale par rapport ak maanaam dund yi nga xam moom la ñuy jox population bi lan nga bëgg a wax exactement maanaam le problème se situe à quel niveau en fait. waaw le problème se situe ci marché yi déjà. parce que ni ñu joxee marché yi. ku ne xam ne ni amoon na scandale. parce que les gens bon je sais pas que ni un sénégalo-libanais wala un libano-sénégalais. ak ku mu mënti doon man jàpp naa ni booy joxe marché surtout ci période bii ñu toll da nga koy joxe sur les règles de l'art. donc bi presse bi souligné loolu. coow li am na nga jóge foofu ñëwaat ci problème mu transporter vivres yi parce que les patriotes transporteurs yi nga xam ne que waxoon na ni mën nañoo yóbbu lépp
ci gratuitement kenn ku ne xam ne ni kenn tànduru leen l'oreille attentive xëj na après le président moo réglé loolu ba gars yi juboowaat am ñi nga xam ne que li ñu bëggoon pour dund gi yegg def nañ ko jox na leen ko te taxul ba léegi dund gi yegg. moo waral li ngay dégg coow li ngay dégg te yàlla bu mu yegg ci émeute de la faim. parce que bu ci yeggee mooy musiba am na nit ñi bu ñu xiifee kenn mënu leen a confiner. nit ñi bu ñu xiifee kenn mënu leen a téye seen kër dañuy génn te bu ñu génnee attention. ce qui s'est passé aux États-Unis c'est vrai que ni contexte yi bokkul contexte yi benn la mais la waraloon loolu ak lii bokkul loolu c'est injustice la par rapport à la bavure policière mais lii corona bi buñ ci waxul xiifa naa comme ni ko xale yi waxee mooy mujj rey nit ñi. donc mais doguma la mais est-ce que tu trouves sensé ci jamono ji ñu nekk ni ak corona bi nu mu demee président bi décrété lu mel ni couvre-feu est-ce que jàpp nga ni couvre-feu bi am na njariñ en fait ci. man en ce qui me concerne dama jàpp ni amul njariñ xam nga tax ma ne amul njariñ. waaw parce que léegi kon virus bi daal day toog bëccëg bàyyi gars yi def la neex guddi mu génn. si c'est le cas. on est en train de sacrifier benn partie bu importante dans ce pays mooy lan mooy ce que j'appelle les forces de l'ordre. ok bu fekkee danoo jàpp ni virus bi guddi lay génn. kon dina sànq doomu Sénégal yi nga xam ne que ñoom ñoo yor suñu kaaraange mooy ñun les forces de l'ordre. da ngay génn dans la nuit wala bokk seen mbokk yéen journalistes yi ngeen wan ñu ñi nga xam ne que ñooy nekk ci checkpoint yi. ay doomi Sénégal lan. qu'est-ce qui nous dit que ni moment boobu la nuit nekkul période bu propice pour virus bi bu mën a circuler sax nag. parce que amul barrière amul barrage bu fekkee ne luy naaw la. waaw mais day naaw dal ci njaboot googu suñu njaboot na sont les forces de l'ordre. kon nan leen yërëm. nan xam ni. couvre-feu bi bu fekkee ni nag bi ñu ko defee amoon na résultat. lu ma tudd résultat mooy nga déparé par exemple ci 0 cas. waaw ngay bañ cas yi yokk nga ni couvre-feu laay def cas yi yem ci 0. wala cas yi ci 1 cas. wala cas yi xam ne si que yokk bi muy yokk du amul importance bu mag laa di nga xam ne lii am na njariñ. fenn laa gisoon lu am njariñ mooy que ni bi ñu waxi cas importé. les gens bi ñu fermé les frontières. kenn déggatul cas importé. et la preuve bi ñu ko ubbi waatee ci diir bu gàtt bi la cas importé commencé waat donc solution bi mooy tëj frontière cas importé dootul am mais couvre-feu aussi bu fekkee ni malgré ça existe maladie bi di gën a am doole ba pare moor yi di gën a bari ça veut dire que ni beneen solution lañu war a xool parce que ça veut dire que ni taal bu tëw tàkk nu ni nga koy uppee mais ñu changé uppin bi xool beneen uppin mooy que ni ñu dindi couvre-feu bi les gens commencent à travailler les gens mën a dox seen soxla mais tout en respectant les mesures barrières yow bi ngay ñëw fii gis naa la ak say précautions yaa ngi ak say masque lépp loo war a yor li nga xam ne que mën na la muccal ci feebar bi def nga ko donc les travailleurs ñi nga xam ne que ñoom ñooy liggéey ñoom aussi koo ci ne lii nga war a def pour respecter pour fexe wala yaakaar di nga mucc ci feebar bi ils vont le faire donc je crois que ni couvre-feu bi daal yaa amul importance. école bi président bi dafa waxoon ni ci 2 juin lañ koy ubbiwaat xale yi dem jàngi ñu toog ba ca ngoon ga ca veille ba nga xam ni war nañoo xëy jàngi président bi génnee benn communiqué ne dañu koy dàq ba jëmi jamono ndax am na ay enseignants yoo xam ni dañoo am feebar bi yow déjà situation boobu noonu boo ko doon analyser cuune la wala décision bu baax la. mais sabotage la. ok. parce que bu fekkoon ni bien avant ñuy wax yi ubbi école wala dara am na testé nañ ay enseignants ñii danoo feebar war nañoo wax ni kon enseignants yi waruñu leen a bàyyi ndax danoo feebar mais il a fallu ñu dem fi ñuy dem ñoom pour jàngale ji ñu xam ni am na ñu ci positif ñu soog ko tere pourquoi ma ni sabotage la man jàpp naa ni nit booy diriger réew da ngay déglu da nga xam da nga leen di bàyyi xel syndicalistes yi jaaraama ñoom wax nan président lii ngay def kat baaxul lii ngay def xool ci waxtaanal ak nit ñi parce que boo jëlee ay nit yóbbu leen ci seen réew yi nga xam ne que da ngay bañ ko fa déplacé wu mais rien ne te dit que ni ñiy déplacé wu jóge Dakar di jàngale ji ils ne sont pas des porteurs sains donc bu fekkee nag bañ nga def loolu ba pare moi je peux pas comprendre que le président gis le ministre de l'éducation nationale ni mu organiser convoi yi ok ni que fa nit ñi nekkee ni nga xamee ni que fu dajaloo boobu c'est comme si y a dafa am benn vœu caché de propager ce virus man en réalité loolu lay gëm parce que terminus ba dafa nekkoon ci ay nit war a dugg ci kaar yi dem mais virus bi bu fekkoon fu mu mënti nekk nag virus bi dañuy voilà le moment propice pour ma tas biir Sénégal donc loolu am na tu as fait déplacer des gens gën nan dem nan ba nga xam ne que ñëpp jàpp na suba la ñuy jàng nga yaakaar ni nga def prouesse la
moo tax ma ni prouesse bi ma xam Macky Sall xamal naa ko lu mais bii moom damaa xamul aay la damaa xamul cuune la parce que noo mën a tijjee le 2 tëj le premier tëj avant ngay tijji donc dafa nekk lu doy waar loo xam ne si nit ñi dañoo jàpp ni sabotage la mais tout compte fait dellusiwaat na mais aussi dellusiwaat bi dafa may jiixi jaaxa parce que un pouvoir un régime je crois que ni sa vision dafay am ay nga teg ay pas yu clair nit ñi xam fan lañ jëm à une date ultérieure ça veut dire que dans la tête des gens personne ne sait que année blanche dina am wala du am donc il fallait que ñu jël les précautions mu bañ am pilotage à vue soit bañ a yóbbu enseignants yi si wala tamit bu ñu leen di yóbboo bu ñuy reprendre ñu ni période telle dina fekk xeex bi ñu yegg ci fii dina fekk ñu gañee xeex bi nii wala feebar bi mettre ñu kawoo wala nangam ak nangam mar de Italie donc ci loolu la ñuy sukkandiku pour ni jour sangam wala date sangam enseignants yi dinañ mën a dem njàngale jowaat suñuy doom yi mais nag Makka li mu perte moo ëpp li Sénégal perte économie bi li muy daaneel moo gën wa ëpp année blanche donc nit da ngay gëm yàlla yàlla moo fi wàcce feebar bi bu fekkee ni feebar bi dafa war a causer année blanche mais qu'est-ce que ça nous coûte tayuñu ko parce que année blanche bu fekkee ne am na c'est pas que ni danoo grève bu mu am c'est pas que ni nit ñi danoo mere Macky Sall ba mu am c'est pas que ni nit ñi danoo saboter Macky Sall c'est parce que y a une pandémie boo xamee ni si que wàcc na te wàccul Sénégal fépp la wàcc indi problème li tax nit ñi mënuñoo bouger war naa mën a tax nit ñi bañ a jàngi donc s'il y a lieu de gober ça on n'a qu'à avaler ça la pilule mu jeex waaw bon comme xam nga comme nag ñun moom comme li ko xale yi di tooñee nee nañu moom France lay déglu lu France def bu France réussir xëy na année scolaire am moom tamit forcément dafa war a réussir ba sam donc du coup xëy na loolu la. mais mënuñoo yem ak France. parce que France mën nañoo waat ni seen benn salle classe en fait oui c'est pas les mêmes aussi. mën nañoo fexe wala am nañ moyen 5 élèves nekk ci ak ki leen di jàngal muy 6. ñun mënuñu ko. boo xoolee dans la presse nga dans les réseaux sociaux. abri provisoire yi nga xam ne que gars yi dañ leen doon pompo waay. airu machine bi mooy naawal abri yi. donc kon mënuñoo yem donc foo xam ne si que ay sàkket la boo ñëwee sax di ko désinfecté air pompe bi moom mooy naawal sàkket yi donc muy daal de beneen problème kooku mënta bokk ak la France donc Macky Sall France kay seen président ay français la jiite yow ay sénégalais nga jiite France chômeur ba fa nekk moo gën professionnel u Sénégal parce que tout chômeur en France est payé ñooñu mënuñoo bokk ak ñun ñi nga xam ne si que ku daanul sa doole doo yor dara donc encore une fois na delloo si xelam xam ni président Sénégal la du président France et président France aussi mënta fexe ba nekk président du Sénégal donc ñoom li ñu yor ci seen lu ñu mën a forcer les Africains nan ko yemale foofu ñun ñu bàyyi ñoog suñu souveraineté d'accord ok merci beaucoup Gallo Tall may fàttali ni moom la ñu dal ci ganok bés bi ci seen chaîne bi nga xam ni moo di Ndindy Actu TV Gallo loolu sax moo ñuy may transition ñu jàll ci li nga xam ni moom mooy ni Macky Sall yore réew mi président Macky Sall comme day bañ ko sàllawlu 2012 la jël réew mi ci seen parti mu nangoo ko ci yéen alors dawal 7 ans la def donte waxoon na ni day wàññi mandat bi après mu prolongé alors 2019 ñu falaat ko alors lan nga jàpp ni moom mooy concrètement bilan wu Macky Sall soo ma ko doon defal en tout cas ci premier mandat bi ak ni mu entamé deuxième bi malheureusement mu tombé ak crise bii nii. waaw mais ñun ñu ko xeex ci premier mandat bi. ni Sénégalais yi da ngeen a jiw kii mënta yor réew mi def ngeen erreur ñun ñu fi jëlee ngeen ñu fi yéen a ngi réccu. kon mënuñoo d'accord ci ni mu falwaate ak li nga xam ne que am na ci Sénégal mooy que yenn restriction de liberté yi. ci sax lay def benn transition nga baal ma wax ci loo xam ne si kenn mësuma ci dégg. mais encore une fois. c'est pour dire au président. que ni man benn nandite moo ma gënal camion ngaaka. y a des gens yu nekk ci président. man je crois que ni ñoom ñoo ko bëgg a sànq. comme ñan. mais quand j'entends des jeunes. ñu dugg ci buntu àdduna am attitude du président radiel diw. ça veut dire qu'il sabote Macky Sall c'est ça la réalité. des gens qui demandent à Macky Sall de radier un fonctionnaire ñooñu ñu ngi koy saboter. mais ñan nga bëgg a wax plus grave non parce que j'ai entendu une branche de ces jeunes. daan ni le gars de Pastef là. Diomaye Faye. na ko président radier. ça c'est pas un bon conseil. et puis c'est pas un jeune mooy wax loolu un président pour mu koy jéem a def. parce que la preuve
les gens ce que Sonko fi mu toll nii c'est parce que les gens l'ont radié Sénégalais yi xam ni tooñ nañ ko ñu topp am ñu topp ci moom ci ni ñu ci toppee am Sénégalais yoo xam ne si boo gisee ñu ànd ak Sonko loolu moo tax ñu ànd ak ñoom beneen affaire li nga xam ne que bëgguma ci woon a sori mooy parce que loo àndoo ci parce que man bu ma sañoon kenn du saaga sama waajur man du ma nangu ku saaga Ablaye Wade kon du ma nangu kuy saaga mais ki ñu ko xamel mooy Assane Diouf c'est le moment ñu bàyyi ko parce que lan parce que Assane fexe na ba li mu wax gars yi xooluñu gravité bi ñu ngi xool naka lañ ko intercepté naka lañ ko interpellé li ma bëgg wax foofu mooy ñi jox président Macky Sall conseil mu dem jëlee Assane ni mu ko jëlee encore une fois ñu ngi ko yàqal parce que nit da ngay xool résultat li am mooy majeure partie sénégalais ànduñu ci saaga yi loolu muy dëgg parce que saaga dafa bokkul ci ñun am ñoo xam ne buñ sañoon kenn du saaga kenn te lu bon c'est le président de la République mais nag fexe nañ ba nit ñi xooluñu loolu xool nañ ni ñu ko interpellé parce que puisqu'o man je suis pas d'accord que la police censée me protéger censée me rassurer ñëw sama kër di laqatu si toutefois benn gang de bandits gis boobu modus operandi ñëw masque wu fekk ma sama kër yor seen carte ni ma c'est la police je suis obligé ubbi parce que ñoom laa leen di teg et si c'est le cas contraire bu fekkee c'est pas la police ñu ray ma ça veut dire que ni loolu ñu def ñu ngi ko gisee ci ni ñu def ni ñuy jëlee Assane Diouf ce pays là Assane Diouf on l'a interpellé combien de fois maintes fois les gens sont partis chez lui l'ont pris l'ont menotté yóbbu ko gars yi waxuñu mais ni nga ko jëlee nii parce que jëlin bi c'est matière à réflexion ça veut dire que ku nekk am nga possibilité maskawu fekk nit këram ni ko police la jàpp ko comme ni nga ko jàppe encore une fois sunu police ñu leen di sargal aussi mais bu nangu loolu parce que yenn yi je man jàpp naa ni da nga yaakaar ne yaa ngi rendre service le président fekk renduñu ko service parce que boo demee xëj na yëgul li xew mën na am je peux lui accorder le bénéfice du doute mais jëlin bi ak jàppin bi bu nit dee wax parce que mën na ma dal mën na dal keneen su nit dee wax te yàlla tax ngay wax jëlin bi rafetul jaaduwul c'est l'occasion war ko bàyyi mu ñibbi këram waaw mais doguma la Gallo yaa ngi défendre Assane Diouf à tort ou à raison bon je sais pas pourquoi nga koy défendre parce que bon Assane citoyen sénégalais la boo xam dafa nekkoon États-Unis di saaga ñu delloo si ko Sénégal parce que bon là tu me permets quand même ñu dugg ci sujet boobu alors ñu delloo si ko Sénégal jàpp ko bàyyiwaat ko à un moment donné bàyyi woon na saaga yi et tout mais mu jékki-jékki saagawaat ba tudd président bi nommément alors c'est vrai que wax nga dëgg nee nga dégguma la man dégguma sax mais man dafa am nu may toppee sama kilifa non man dégg naa ko man sama kilifa Abdoulaye Wade waaw dafa recevoir Assane Diouf waaw ni ko bëgguma ay saaga waaw nit boo mu bëggee di ma xeexal du càgg nii nga koy defee bëgguma ay saaga kon man li ma mën a jàpp mooy que ni am naa kilifa goo xam ne xëj na maa ngi moom ñoo ko bokk jox na ko ndigal doxewul noonu mais moo xam ni muy xeexee moi je dis que ni mais tax nga bëgg ñu bàyyi ko mu génnaat di saaga non waxin la parce que dama ni non xam nga bu fekkee ni dafay saaga nga war koo jàpp mais jàppin bi laa wax man waxuma do defaanu may saaga de dama ni waa këyir bi la parce que na lépp tegu ci yoon rek parce que dama ni boo koy jàpp aussi la police dafa am fu muy lu muy doxalee mooy que ni daf lay fekk fi mu lay fekk jox la këyit bu mu lay jàppee wala mu ñëw jour boo xam ne si man li ma déranger mooy police bi nangul man xam man ni police mu ñëw di làqatu loolu lay bañ leer na ni dem na parquet donc police moo ko jàpp mais dama ni làqatu police bi mën na am lu mu ñu jural mën na tax ay bandi jële ci inspiration fekk nit ñi ci seen kër ñi leen c'est la police nga ubbi ñu fekk la fa def la nu war a def donc dama ni police warta jàngale banditisme waaw mais bu fekkee da nga def délit déjà bu fekkee da nga def délit waaw maanaam lu mel ni offense au chef de l'État ñu jëli la ñu jëli la xëy na dañ ko bëggoon bett aussi waaw non ñu jàpp la parce que nag aussi na wax ci dëgg police boo gisee ñu daan def loolu bañ a daw Sénégal nag mi ngi daan nekk avion yi naaw période bi ñu toll nag kenn mënta daw ba raw bu fekkee ni mënoo génn Ndakaaru dem Thiès ah non police yàkkamtul pour jàpp la te buñ ko jàppoon du ni guleet mais Assane est censé être une personne dangereuse parce que comme ni muy waxee di aaloon non yooyu non ça moo tax man bëggumoon a dellusi sax ci fond bi parce que nee naa man d'accorduma ci xeex ci saaga mais dama ni forme bi laa wax parce que damay bañ mu am un précédent dangereux man foofu laa waxee en tant que citoyen bañ daan mu influencer ñeneen merci foofu rek laa waxee te xam naa ni buñ ko mënul jàpp mënul ko jàppee ni leen neex te kenn du ci wax mais nii mu doxale moom vraiment forme bi d'accord ci foofu d'accord président Macky Sall nag moom dafa doon koo xam ne wax nga ko sànq yéen a ko jox doole ji déjà bi mu wootee PDS demoon nañ
ci audience yi mu doon recevoir. oui PDS jël na ses responsabilités dem parce que dama ne gis nga PDS. boo ko woy ci patriotisme kenn du ko ci jiitu. tey nag dana waxante dëgg fii feebar bi tolloon ñu koy dégg mu war a ñëw. du woon suñu cër le président tàllal loxo ñu bañ ko jox. du cëru maître Abdoulaye Wade. donc le président bu tàllalee loxo ni feebar bi dugg sama réew. pour ñu xeex ko dama war a waxtaan ak ñépp même bu fekkee ni tàmm ko mais ñun pour intérêt Sénégal war nañ koo fekki nag. tey nag nit boo koy jugé ci période bi ñu toll hormis mandat bi mu yor loi d'habilitation bi nga xamee ni que li muy waral mooy jox ko tous les moyens. ñun buñ ko joxee moyens nag mënuñu dul observer. ci observation bi nag boobu da leen a dugal ci janj bi la leen. waaw mais parfois. waaw parfois li gis nga da ngay toog ba ci yàgg nga dégg taalibe. ak yéen ni ngeen dëgëre bopp yéen ñii PDS. waaw mais da ngay dégg taalibe Serigne Touba bu dëgër. ni loo ma nax ci Serigne Touba nangu naa. day xam ne sax da nga koy nax. mais ñun Sénégal fi mu ñu toll bu fekkee ni da nga am yéene ni lii mooy xeex feebar bi parce que ñiy feebar attention hein. du apéris du PDS du réew mi du waa Sonko sénégalais mooy feebar donc te bu sénégalais day feebar benn sénégalais bu feebar yow war ngaa jàpp ni yow yaa feebar donc pour nag fexe lu koy dindi kun ci woo di nga wuyu maintenant ki ñu jox nag moyens yi pour mu dindi ko su defee li mu war a def yow mi ko joxoon ëllëg si biir yaa ko naan fii da ngaa fayir turu Sonko dafay dellu si lu bari ci sa ay kàddu bi ñu commencé waxtaan ba léegi lan moo la déranger ci moom. non dama joxe exemple. non li nga koy tudd dafa bari. man non exemple yee mu war a mu tudd parce que bu ma nee président kenn waru koo digal muy dàq un fonctionnaire. c'est parce que kin ne président na ko dàq mook Sonko ñoo far. te tout simple Moussa. d'accord man li ma intéressé mooy Abdoulaye Wade ak Karim Wade. beneen politicien boo doon intéressé wu ma. mais non su may wax ci yow je vais avoir raison devant les Sénégalais. ma jël exemple boobu. c'est un jeune politicien. qui s'est frayé son chemin. très sincèrement li may ñëwee ci moom. wàññi seen doole li may gis li ma war a gis ci Sonko pour ñee ko gis naa ko ci Karim Wade ba mu doy sëkk te ci loolu laay wax. mani Gallo PDS ku nekk xam na ni moo nekkoon leader opposition bi qu'on le dise ou non. ba léegi non Gallo yow tam. lan moo changé. Sonko mi nga tudd léegi nekkul léegi moom la Sénégalais yi moo bës de léegi. non mais mënu ma wax loolu. mën naa ni Sonko est un homme politique. qui prend une position qui les défend. mais bàyyiwu leen ko xel yéen. non c'est-à-dire ñun du ñëw Sonko. Sonko kan la. déedéet. wala yéen ak kan la. non dafa am koo xam ne si dafa yor nguur gi. Sonko bëgg a jël nguur gi ñun ñu bëgg a jël nguur gi. kon ñun bu fekkee ni dañoo bëgg a jëlaat nguur gi. ñun dañuy yéeg ci garab. du ñu tal ku sànni xeer yi wàcc di fay wala ñuy gestu ki def suñu déedéet. mais li ñu garab bi leen bëgg am ñun fi ñu bëgg a yegg mooy foofu rek la ñuy xool. d'accord xam nga ngeen bëgg a jëlaat nguur gi même bu fekkee wolof na la Dakar du saf ñaari yoon. bon d'accord man sax wax ju ma gëmul la mais déjà yéen seen candidat kan la Karim Wade ah. Abdou Karim Meïssa Wade anamu. ma nga Qatar fa mu nekkoon fa nga xam ne que bërki dem ba fa la defee jëf ju rafet ji. dégg naa am na lu mu yónnee parce que moom bala moo def dara rek pënd bi wuri loolu muy dëgg noonu la mel parce que xajul ci voyeurisme xajul ci yenn détails yi nga xam ne que bi ñu commencé aussi Covid bi nit ñi di participer di dimbali état bi. scandale yi commencé na ay xaalis bi ngeen dox fi nangam moom mu xool le concret. le concret mooy leen fi ñu toll actuellement. comme nguur gi ne la joxe na ceeb. mais ñun nañ xool lan mooy faj Sénégalais ñu dox. Karim xool ni Sénégalais yi pour nga faj leen da nga leen di tester mais pour nga tester leen dafa war a gaaw. pour mu gaaw dafa war a am moyen yoo xam ne si que nombre bi ngay tester dafa war a ëpp yi ni tester par jour. muy di juróomi junni pour première lot. 5000 jébbal ko état du Sénégal. ni ko Sénégalais yi de bis boo utiliser lii. bala ngaa toog 15 jours di nga mën a xam déterminer le nombre de Sénégalais malades. soo leen xamee faj leen da yomb. ci loxo kan la ko teg loolu pour mu jébal ko. waaw ci parti bi responsable yi ko war a yóbbu dinañ ko jël yóbbu ko ci ministère. de la santé donc première lot bi je crois. damay bañ wax lu ma xamul. te dégg naa ci groupe yi ñu bokk ñun. sunu frère Mayoro Faye wax ci. donc bu yegsee ñoom dinañ ko yóbbu ak. parti bi Mayoro Faye c'est le porte-parole du. absolument donc dinañ jël non porte-parole parti bi c'est Tafsir Thioye. donc ñoom dinañ jël loo yi. dem fi ñu ko war a yóbbu ko fa jox ko le ministère de la santé ba pare bàyyi ko mu doxal ni mu war a doxal parce que cartographie sanitaire bi ñoom ñoo ko maîtriser. waaw léegi Karim Meïssa Wade moom Gallo Tall pour ñu jeexal ci moom pour ñu jeexal ci moom ak Abdoulaye Wade pour ñu jeexale foofu Karim Meïssa Wade
man dama gis ni une grande partie de la population sénégalaise dañu am benn affection ci moom je sais pas xëy na lii papa ma tax wala xëy na yu mel yu demee noonu. lu tax yow lan nga jàpp yow nii moo tax mënul jël courage am ñëw Sénégal ñàkkante ko ak ñi fi nekk pour mën a am dara au moins. waaw déjà xam nga politique dafa doy waar. déjà fi ñu toll nii. ci Sénégalais yi. jàpp naa ni dafay gën di yokk. parce que gis nañ ni mu leen jàppale gis nañ ni mu leen taxaw affection boobu nag moom mooy indi waat Karim ci réew mi te gis nga am politique. li nga war a def ci moment te def ko foofu su passé bàyyi ko nga jéem a xool beneen moment bi li nga war a def. donc ñun li ñu war mooy que ni am nañu un candidat ay élection yi ci ñu kanam danañ def tout ba mu bokk ñu ànd ak sénégalais yi fal ko parce que sénégalais encore une fois seen espoir ci Karim Wade la nekk. éventuelle candidature président Macky Sall en 2024 yow lan nga ko gisee lan nga ci xalaat quoi lan njort parce que ñu bari nee nañu war koo def. Donc bon njortu nañu ni aussi am nañu yaakaar ni tamit am nañu yaakaar ni aussi moom loolu la bëgg a def yow lan moo ci sa xalaat loolu loo ciy wax. non li ma ci wax mooy jàpp gum ci li mu wax moom. parce que nee na du ko def. même bu fekkee ni waxoon nañu fi loo xam ne si da ko def. loo xam ne si defu ko. mais lii moom du caaginu politique. c'est une question sociale. loo xam ne si je crois que ñi dend ak moom sax. dugalul loolu ci boppam. te bon disons que les autres candidats sont en train de se préparer. Okay. Donc la bataille se fera sans lui. et puis sax xeex bi at 2024 attanu ko quoi. kenn attanu ko waaw Macky Sall li koy may jàmm muy mu bañ a bokk. du attanu. attanu ko non li ma gis 2024 bokku attanu ko. gars yi nar a séq xeex bi. non amu ci place. parce que duñ ko classé mais Gallo président dëgër na fit am na. waaw mais bii mënu ca bokk. moom xadar bu silencieux la yor. waaw mais non wala dara nga wax moom. non mais xadar nag. lu ko njiit yor. xadaru peuple bee gën a garaaw parce que xadaru peuple bi xadar bu varié la. da nga jël xadar boo xam ne si degré bi 75 la bii 80 nga boole lépp loolu xajul ci kenn. ok alors kilifa gu mag gi. Yérim Wade Ndiack Fara Wade Ndiack noonu la ko gars yi di bàkkee de. dëgg la. nee nañ def na jaloore Sénégal waa na mu. waaw xam nga ndeysaan. damay profité sax di gërëm sénégalais yi. parce que man damaa jàpp ne man lu waaye def Abdoulaye mën nga ko defal. sama baay la sama xarit la. rendre hommage bi ko nit ñi rendre hommage récemment. waaw ci anniversaire bi. ah non sedd na xool parce que wane na ni Sénégal Abdoulaye seen xol lañ ko def. wane na ni Sénégal ba léegi ñu ngi respecté Abdoulaye wax naa ci benn presse ni du mu ne Abdoulaye amul noonu. mais contexte bi laa gisul ku naroo ku ñemee yëkkati loo xam ne noonu Abdoulaye Wade la. waaw franchement. parce que foo ko waxee soof rek kenn du la déglu. li nga mën a wax mooy lu baax. li nga mën a wax mooy lu rafet parce que loolu la jëf. Abdoulaye lu baax la jëf. lu baax la fi wax. lu baax la fi def. te ba léegi il est productif. li doon mag liggéey rek la xam. te li muy génn lépp di ko liggéey. wallaay bu ko tegee taabal ñu xam ni Sénégal la ko. waaw mi ngi fii ci résidence am. mi ngi Sénégal waaw mi ngi Sénégal di noppalu di liggéey. lu tax waxul ci mbas mi kenn dégg ko. waaw ñi njëkk wax nag ci la bokk déjà confinement bi ngay wax ñi ko njëkk a def moom ci la bokk. wane yoon. waaye aussi ñi njëkk a wax ni nan ñu def li ñu sunu docteurs yi sant. moytu rassemblement yi. yaakaar naa mooy parti bi ko njëkk a décrété. moo njëkk ne sama parti permanence ba bàyyi leen fa permanent yi. travailler yi ngeen seen téléphone. travailler leen seen smartphone yi. bàyyi permanence bi bañ a dajaloo. comme autorité sanitaire yi bëgguñu loolu. na ngeen bàyyi loolu ban xeex mbas mi ba jóge ci. buñ fi jóge ñu commencé waat suñu politique communautaire moom. yàgg na joxe yoon parce que Abdoulaye comme ni ma koy waxee torche la boo xam ne si ñun lumière bi la ñuy topp fu mu ko dóor ñu dem fa. d'accord Gallo Tall Parti démocratique sénégalais Ndindy Actu TV ñi ngi lay gërëm bu baax a baax. kontaan nañu waxtaan wi am na solo ñu bàyyi la rek nga wax sa kàddu gu mujj bu fekkee am nga benn message boo bëgg a lancer et puis ñu yëkkati jotaay bi. waaw kontaan vraiment ci seen ñëw bi. parce que ku ne xam ne ni mbas mi taxoon na kenn dégguñu ci dara ñu toog. di observer léegi dañoo toll ci début boo xam ne rek début commencé analyse yi la commencé wax yi la commencé jël position yi comme ni ko ñëpp ci defee. donc moo tax kontaan naa vraiment ci seen interview bi. di wax ni lépp lu ñu fi waxe ko xol rek ñu ngi ñaan Sénégal yëpp dimbali ñu baal ñu àq. te
bañ cee xool leneen loo xam ne si que li jëmale Sénégal kanam rek lañ koy def. li nga xam ne que buñ ko waxee jàpp nañ ni sénégalais bu ko dégg di nga ci mën a jàngat lu positif loolu kese la ñuy def tey wax sénégalais yi nga xam ne que am nañ baat. am nañ notoriété bu seen xol seen fu ñu toll. waaw ah bu ëllëgee. bu leneen xewee ci am réew. nan xool ba xam existé na fii ba pare. bu fi existé nan fexe nun ko xeexee bala ñoo xeexal beneen réew. Le Sénégal ne peut pas faire l'Amérique. Le Sénégal ne peut pas faire la France. Le Sénégal dafa war a tenter refaire le Sénégal. ji nga xam ne que ci suñuy jikko lay dem. ci suñuy comportement yu baax lay dem. donc encore une fois. li ne daal li duuf ci nag bi yëpp. dëgg la xajul ci cin li. xanaa nga koy def par benn di dagg di def. te Sénégal toll na foo xam ne moom. soobandoo. seppendoo. moo fi war ndax l'heure est grave comme ni ko sunu grand bi di waxee. l'heure est grave donc maa ngi gërëm ñëpp. di sant ñëpp. di ndokkeel waa Kébémer. di ndokkeel maire bi. Lamine Thiam parce que gis nañ taxawaay bi mu taxawu ci feebar bi. ba yàlla ñuy suturaal yàlla nu yàlla continuer suturaal. ndax jël na les devant fexe na ba nga xam ne que sénégalais yi Kébémer waay yi topp nan. directive yi autorités sanitaires yi joxe. comme ni ko maître Abdoulaye bëggee. ni ko ñëpp waxee. donc encore une fois ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan yàlla nag. ni feebar bi ni ñu fexe woon ba ébonné plus là. ñu fexe ba corona yooru. dem yoonam. merci beaucoup. jërëjëf monsieur Gallo Tall bu parti démocratique sénégalais moom nag bokk ci jeunes yi nga xam ne ñu gën a engagé ci réew mi ndax saa yu ñu waxee rek sénégalais yi dégg leen te position bu équilibré la ñuy jël macha allah ñi ngi lay gërëm bu baax a baax di la wax ni nga nuyul ñu maître Abdoulaye Wade Sénégal gépp ñu ngi koy ziar man damay profito bien que. Comme ni ko ñëpp defoon nañ ko hommage ci à l'occasion de son anniversaire ñu koy souhaiter une longue vie une santé de fer yàlla suñu borom defal ko jàmm ak salaam. Ça a été un plaisir mesdames et messieurs de vous tenir compagnie. J'étais avec Malick Fadel Fall sur Ndindy Actu une prochaine fois pour un autre numéro de votre émission ganuk bés bi. D'ici là portez-vous bien et comme disait l'autre, prenez soin de vous et de votre car chaque jour est une vie. Au revoir.